jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen télévision bi ñuy wax Ava TV mooy télévision ba nga xam ne lépp li nga xam ne ay xibaar la yoo xam ne dafa jëm ci wér-gu-yaram moom moo leen koy taataan moom moo leen koy utal chaque jour andi di leen ko jox pour ngeen koy mën a jëfandikoo pour seen santé. alors comme ni ñu ko defee woon semaine bi passé tey dellusiwaat nañu fii ak suñu invité bi muy docteur Kéba Tamba foog naa léegi xam ngeen ko. bële passé waxtaan bi jur na coow parce que waxtaan bi moo demee woon noonu boo waxee ba nga laal loo xam ne nit ki day yëkkati di dugal ci gémmiñam bi am na ñoo xam ne dinañ ci gis seen bopp moo tax mun naa gëm ni coow laa ngi ci dëkk bi ba léegi. alors luñ ci jubli mooy lan mooy laal nit ñi yëngal leen secouer leen pour ñu xam ni ci lii ñu nekk nii du foofu. alors tey waxtaan bu tey bi toujours nuñ ko waxee woon. ak docteur Tamba keroog jundoon na ko fii newoon na ni ñun dañu jël engagement pour xeex li nga xam ne yaram la maanaam pata tubaab bi wooye ko obésité wala surpoids moo tax tey suñu waxtaan bi dinañ ko wéyal toujours ci loolu mais laata ñuy dugg ci waxtaan bi balaa ma leen di annoncer kii bi sujet bi dañuy jox suñu gan gi mu nuyoo boo ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi docteur Tamba asalaamaaleykum. waaleykum salaam Moussa maa ngi lay nuyu di la gërëm di sant di nuyu téléspectateurs yëpp ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy suivre fii Sénégal si bitim réew Amérique Europe partout fu nit ñi nekk di ñu suivre si lépp loo xam ne mooy activités yi ñuy def. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yaakaar ne waxtaanu tey bi tam dina leen amal njëriñ parce que lépp lu ñu si jublu mooy indil leen xam-xam indil leen information boo xam ne. mooy tax ku nekk gën a yokkaat sa qualité de vie mooy tax ku nekk gën a jubluwaat si sa wér-gu-yaram mooy tax ku nekk tam gën a téyaat sa yaram di ko tàggat di ko teg si loo xam ne mooy yoon bu lay yóbbu si sa wér-gu-yaram. jërëjëf docteur jërëjëf tamit yéen ñi ñuy seetaan donc comme ni ñu koy waxee bàkk bi jib na donc tey suñu waxtaan bu tey bi toujours mbirum yaram. n'est-ce pas. dëgg la keroog. docteur waxoon nañu ni nit boo amee yaram ay tolof-tolof lay andi ci biir tolof-tolof yooyu jamono jotoon na ci lim ay yenn xeetu feebar moo tax tey ñu def benn taxaw seetlu par rapport ak feebar boobu ñu woowee cancer. alors docteur d'abord balaa ñuy dugg ci naka la ko nit di amee nga wax ñu exactement lan mooy cancer. waaw boo gisee cancer tey ma gën si sawar a waxtaan parce que doon na loo xam ne liggéey naa si ay at yu bëri parce que newoon naa responsable benn laboratoire boo xam ne peut-être moom mooy numéro 1 si loo xam ne mooy faj wala garab yoo xam ne moom la ñuy utiliser si wàllum cancer. te boo amee responsabilité yooyu forcément il faut nga gëstu bu baax a baax si wàllum cancer. te li ko gën a yokk mooy. ñi ci faj cancer yi tey ñoom ñu laa doon liggéeyal ñoom ñoo newoon mën naa ne suñu partenaire suñu collaborateur. donc ñun garab yi lañ daan indi ñoom ñoo le plus clinique mais obligé da ngay am obligation jàng gëstu pour gën a xam feebar bi te doon na feebar boo xam ne même bu ko nit ki xamul sax ñëpp ragal nañ feebaru cancer. parce que cancer pour firi ko tuuti dafa doon feebar boo xam ne ni yaram bi di fonctionner en temps normal mooy lan lu ñuy wax cellule. dafa am diir bu muy dund. si biir diir dund boobu bu diir bu jeexee rek day dee mu indiwaat beneen léegi nag processus boobu en temps normal yaram bi da koy contrôler pour lépp jaar yoon nga xam ne cellule bu nekk buy dee day joxaat beneen cellule boo xam ne même copie exacte conforme comme moom ni mu meloon moom lay joxewaat. ok mais léegi dina dem ba si doxalin nit ki wala dundin nit ki. contrôle boobu bi système immunitaire bi di am wala bi yaram bi di am wala bi cellule bi di am si nu muy multiplier wala nu muy régénérer wu day am ay failles si installé c'est-à-dire day am loo xam ne da koy rëcc. contrôle bi du ko mën a assurer à 100%. léegi bu ko rëccee rek am na ay xaw ma nu ñu ko waxee. porox ndol yoo xam ne mun na ci dugg. glisser aussi. mu commencé di joxe doom yoo xam ne nirooñ ak seen waajur. léegi erreur yooyu nag buy am nag muy répété wu dañoo commencé nag perte contrôle bi nag bu perte contrôle bi nag nga gis nag multiplication bi wala nu muy juree daal mu commencé di dem ba yaram bi mënatu ko contrôler donc multiplication anarchique multiplication anormale forme yëpp di commencé di changer
loolu nag mooy dem ba commencé di développer masse boo xam ne masse boobu nag mooy ñëw di commencé di di rëy buy rëy nag di am place boo xam ne place boobu du place bi mu waroon am si organe bi loolu nag moom la ñuy wax cancer mooy pour firi ko daal mooy cellule boo xam ne commencé na rëcc na si contrôle boo xam ne moom la yaram bi amoon si moom mu commencé di multiplier wu de façon anormale. alors docteur bu mu lay dégg si li nga wax noonu. cancer bi moom mooy cellule bi dafa dem ba jëmm jamono. waaw ki koy contrôler pour wax ko période bii. nga war a diviser wu. waaw période bii nga war a dee. période bii la beneen bi juddu. boobu contrôle boobu moo réer. exactement contrôle boobu amatul. maanaam dafa mel ni dafa dof wala dafa janaxe. day mel ni moom lañ koy waxee sax day mel ni cellule bu dof. cellule bu dof la dof nag muy def lu ko neex. mu def lu ko neex multiplier nu ko neexee di yokk comme ni mu ko neexee. moom daal amatul commandant lu ko neex lay def. exactement loolu moom mooy te day nekk sa biir yaram. mais que yow mënatoo ko contrôler. kenn mënu ko contrôler moo tax boo seetloo sax actuellement am na benn famille garab benn classe thérapeutique ni ñu ko waxee. boo xam ne loolu genre nu ñu xool ba parce que dañu dem ba xam ni cellule bi si boppam moom mooy ñëw produire benn genre liquide boo xam ne day mel ni day ñëw rek sànni la ko léegi contrôle yow bi nga doon contrôler moom lay ñëw rek mu nëbb ko mu nëbb ko pour moom mu mën a def li ko neex léegi moo tax boo xoolee sax am na moom laay wax classe thérapeutique bu bees boo xam ne sur le plan immunitaire lañ koy defaree pour xool ñoom ni ñu mën a empêcher réaction boobu wala c'est le produit boo xam ne moom la cellule bi di éjecté pour mën a nax suñu système immunitaire mu bañ ko mën a nax pour que système bi continuer di ko identifier parce que en temps normal bu système bi di fonctionner correctement bu gisee erreur yooyu moom moo koy éliminer boppam loolu mooy force système immunitaire bi parce que tous les jours nga gis am na cellules yu xaw a dof tuuti mais système immunitaire bi bu performant moo koy identifier moo koy teel a gis éliminer ko raxas ko génnee ko moo tax toujours loolu la bés bu nekk nit mën na def cancer mais tant que ce système mi ngi am doole mi ngi am capacité di identifier di éliminer di réparer correct erreur yooyu lépp day jaar yoon mais su demee nag ba ñàkk contrôle boobu rek si la nag cellules yi nag yu dof yooyu nag commencé nag di def lu leen neex di multiplier wu ba dem ba jur loo xam ne moom la ñu tumeur yooyu nag moom mooy indi cancer boobu. donc boo xoolee boo koy misaal docteur lu gën a yomb. mooy sama xel mi ngi dem ci sàmmkatu nag. waaw nga yor say nag nga leen di sàmm. mu am ay nag yoo xam ne dañu dëgër bopp toujours dañuy génn ci rang bi. donc sàmm bi ba kii bi berger bi. il faut mu am contrôle ci nag yooyu. tout le temps bu demee ba mënatul contrôler yooyu. yii nga xam ne du leen contrôler bu ñu demee ba ñu bari nag. yooyu ñooy constituer loolu ngay woowee. mi ngi noonu nag cancer. loolu la d'accord loolu la léegi docteur. waaw gannaaw bu ñu faram-fàccee loolu foog naa ni yenn ñi ñuy seetaan léegi leer na ci seen bopp lan mooy cancer. alors est-ce que mën nga ñu wax loolu nga wax jot a expliquer nii nan lañ ko mën a méngalee par rapport ak koo xam ne yaramam dafa rëy. waaw parce que ba ñu yaakaar ni nit ki boo pataayee sa yaram bi dina dem ba mu toll situation bi ngay wax noonu. waaw mooy ni ma ko expliquer keroog parce que xam nga yaram dafa am nu mu bindoo ak fi mu war a yem. su demee ba dépassé fu mu waroon a yem ba nit ki commencé di ne kii am na yaram kii am na surpoids wala obésité pataana c'est parce que dafa am loo xam ne moom moo commencé di dajaloo suñu biir yaram lii dajaloo noonu nag suñu biir yaram ay déchets la ay toxines la léegi saleté yooyu ak toxines yooyu ak acides yooyu day ñëw déjà moom fi cellule bi nekk mu commencé di agresser cellule bi léegi nag day mel ni poson boo xam ne moom mooy ñëw di commencé di songu cellule bi léegi songu bu mu koy songu noonu mooy tax ba cellule bi dem ba commencé dof bu mel ni ku mandi parce que fi muy nekk fu muy dëkk di mooy waaw saleté yi dafa commencé di bëri foofu bu fa saleté yi bëri nag saleté yooyu day commencé di dugg si biiram day dugg si biiram non seulement si biir fu muy ndox boo xam ne fa la nekk ndox bi day commencé di am saleté mais saleté itam dañuy pénétrer dugg si biir cellule bi milieu intracellulaire bi bu ñu fa duggee nag doom ñuy commencé ñoom ñooy indi perturbation yi ñoo commencé di indi porox ndox li di dugg si voies yi jaxase xelu cellule bi moom tam mu commencé di réer boobu nag moom mooy indi problème bi communication bi mu doon am ak kii koy commandé connexion yi branchement yi yëpp mu commencé di ko brouiller bu ko brouiller nag cellule bi tam day réer mu mel ni ku dof léegi dof boobu nag lay commencé moom di jox ay yeneen façon type doom yoo xam ne bokkul ak ñoom moom ni mu meloon loolu nag mooy wane ni feebar boo gis rek si fu saleté dajaloo lay commencé di juddu moo tax ñu wax toujours da ngay gis gëstukat yu bëri ne nañ doo gis mu cancer foo xam ne amul saleté day am toujours saleté boo xam ne moom mooy ñëw perturber cellule bi moom mooy tax cellule bi boo xoolee les par exemple ak ñu ngi koy waxee acidité boobu nag mooy pénétrer cellule bi bu demee ba changer pH
cellule bi pH intracellulaire cellule bi déjà loolu problème la. nga xam ne cellule bi déjà moom mi ngi jéem a xool ni muy xeexee contre acidité boobu mais xeex boobu nag moom tam mooy perturber tout le fonctionnement toute la chimie te chimie boobu bu perturber rek conséquences yi fa lay commencer. moo tax ma ne tant que yaram baa ngi am capacité pour contrôler ko dina ko jéem a contrôler moo tax nga gis muy évacuer léegi poids bi lien bi nga wax mooy poids bi mooy lan mooy saleté yu bëri yoo xam ne moom la ñu dajale suñu yaram te yaram bi mënatu ko génnee comme mënatu ko génnee muy commencer di dajaloo beneen bu si doy waar mooy lan saleté yooyu ak poids boobu day dem indi loo xam ne moom laa doon wax keroog résistance à l'insuline lan mooy résistance à l'insuline mooy xaw ma nu ma koy waxee hormone insuline bi mooy hormone boo xam ne moom la pancréas bi di def ndox la waaw boo xam ne moom mooy contrôler moom liggéeyam mooy wax yaram bi ok suukar bi am na lakkal wala suukar bi bëri na gardel stockel loolu mooy liggéeyam léegi suñu demee ba nit ki commencé am yaram liggéey boobu bi insuline bi waroon def day commencé di wàññeeku parce que nit ki déjà boo xoolee masse bi day bëri yaram donc peut-être quantité insuline bi pancréas bi di defar du doy pour mën a couvrir besoin yépp yu nekk ci yaram bi léegi liñ ciy tiré comme conséquence mooy lan efficacité boobu bi insuline bi waroon am pour lakk suukar si day wàññeeku du ko amati su ko amul rek parce que cellule bi si boppam moom déjà moom mooy commencer di développer résistance boobu parce que moo commencer di aar boppam parce que xam na ni suukar bi nekk si biiram dafa bëri te xam na ni suukar poson la moom day commencer di tëju bu tëjoo nag insuline bi du mënati continuer di dugal suukar si donc résistance insuline boobu nag day tax ba suukar bi commencer bëri si yaram te bu suukar bi bëri si yaram cellules yu feebar yooyu cellules yoo xam ne dañu dof commencer di jël yoonu cancer ñoom si loolu la ñuy dund suukar bu bëri boobu moo leen di dundal suukar bëri boobu mooy tax ñu commencé di multiplier wu suukar bu bëri boobu mooy tax ñu commencé di yokk volume. donc mooy cellules yi nga xam yi nga ne yu dof même cellule cancer suukar moo leen di dundal suukar boobu moo leen di dundal donc bu suukar yu bëri si yaram bi day yombal ñoom seen liggéey da leen di yombalal lépp loo xam ne mooy tax c'est comme tey nit koo xam ne mbër nga am sa mbër muy waaj di ko préparer combat yow nga togal ko ceebu jën bu baax indil ko wala repas bu baax jox ko mu lekk pour nga même chose la donc yow le fait que suukar bi di bëri sa yaram parce que am nga yaram parce que patanga parce que loolu yow yaay créer condition yoo xam ne cellules yu dof yooyu cellules dof loolu la ñu bëgg ñoom yaa ngi leen di olof Njaay na yaa ngi leen di yefal exactement yaa leen di yefal pour ñoom ñu feebar ñu gën a duuf ñu gën a exactement ñu gën a duuf bu ñu duufee nag commencé nag créer lu ñu wax noonu dafa mel ni da nga jël arme nga jox ko sa noon pour mu xeex ak yow exact moom la d'accord moo tax tey waxtaan bi am solo ñu bëggoon ñépp xam ni yaram du lu baax yaram du lu nit war a ñaan yaram du lu nit war a dem uti parce que li ciy topp comme conséquence mooy yaa ngi préparer lépp loo xam ne mooy feebar bu mën a juddu si loolu parce que comme ni nga ko waxee ni yow yaa indi suukar bi teg ko sa biir yaram nga dajale ko ne cellules yi nag kaa leen lekk ñu lekk ba suur nourri yaa ngi leen di nourri nga jox leen ñu lekk ba suur ñu commencé ñoom di développer di multiplier wu de façon anarchique même pendant la maladie suukar boobu mooy tax tumeur bi di yokk parce que loolu moo leen di dundal waaw mais docteur wax nga lu doy waar parce que muy man muy keneen lu ñu yaakaaroon ni suukar buñ ko waxee rek mbiru diabète la moo tax dañuy ne boo amee diabète bu lekk suukar dëgg la ndekete tamit boo amee tamit cancer parce que li nga wax ni dafa mel ni comme ni mu ko waxee yaa ngi koy yefal bu dee ay xar la yaa ngi koy xont comme ni ñuy wax ni yaa ngi ma xont comme suñu technicien bi xam nga moom kii la éleveur la nu muy xontee xaru mi yow yaa ngi xont cellules yooyu ñu gën a am doole si sa yaram pour xeex la moo tax boo gisee même peut-être Sénégal ak tollooguñu foofu mais boo demoon si dëkk yoo xam ne ñoom dans seen service de cancérologie toujours day am département nutrition lekk boo xam ne sax moom la malade bi di lekk sax suukar bi lañu njëkk a commencé wàññi ñam yoo xam ne dafa bëri suukar pour wàññi li nekk loo xam ne mooy continuer di entretenir cellules yooyu donc da nga leen di priver déjà sucre boobu wàññi loo xam ne moo leen di dundal comme ça ñu mën a wàññeeku volume bi wàññeeku donc même si changement d'alimentation bi li ñu ci njëkk a jublu mooy nu ñuy def ba wàññi ñam yoo xam ne moom moo bëri suukar sans parler maintenant sucre ajouté yooyu yëpp dañ koy wàññi moo tax dans le changement d'alimentation booy changer alimentation nit ku am cancer loolu yëpp da nga ko si teg xool bii ñam da nga ko war a génne bii ñam du ko lekkati parce que li nga ci jublu mooy nooy def ba suukar boobu wàññeeku nit ki bañ a indiwaat suukar bu bëri di ko dugal si yaramam li fi nekk tam ñu xool nu ñuy def pour wàññi ko parce que ñam boobu mooy principal aliment boo xam ne mooy dundal cellules yooyu. waaw alors docteur wax nga léegi saleté yi nekk ci biir yaram bi. est-ce que mën nga ñu wax saleté yooyu fu mu jógee. mais saleté yi fu muy jógee
benn si lekk bi la. parce que yaramu nit ki dafa tëju. salte fu muy jaar ba exactement est-ce que mën nga gis benn bi si lekk yi la. parce que bu nit ki dugalee ñam si biiram bu ko yaram bi toggee di ci jël moom li mu soxla. moom la ñuy wax ferñeent yi. si des ay déchets la. déchets yooyu nag ay acide la. dépendant day tolloo si ñam bu mu lekk ban type de ñam la. donc lépp loo xam ne ñam yëpp ñooy andi déchet. non ñam yëpp day indi déchet. maanaam déchet yu lay gaañ laa bëgg a wax. am na déchet yu baax ak déchet yu bon. voilà moom la ñu moo tax toujours nga gis ñi classifier aliments yi en fonction de aliment alcalinisant wala aliment acidifiant. buy aliment buy acidifié mooy déchets yooyu wala cendres yi yoo xam ne moom mooy mujj. si toggin bi. waaw foofu la ñu ko xool ndax ñam bi day acidifier yaram bi wala day yokk acide ci yaram bi wala ñam bi day indi lu baax day indi wër yaram bi loolu foofu lañ koy misaale moo tax souvent ñi di daanu si erreur boobu ne limon dafa am day acidifier yaram parce que njumte bi foofu la jógee. waaw parce que si goût bi dafa acide ñoom foofu lañ koy apprécier alors que du goût foofu mooy défini par exemple boo jëlee limon boo ne limon dafa acide nga jël yàpp teg ko xam nga doo sentir acide. déedéet acide yàpp dafa neex. acide bi nekk si yàpp moo ëpp fuuf téeméeri yoon acide bi nekk si limon te acide limon bi automatiquement boo ko lekkee rek yaram bi da koy convertir def ko lu ñuy wax sel de bicarbonate de sodium mooy ñam boo xam ne moo gën a nekk anti acide ñam boo tànn tey. limon mooy anti acide bu gën a puissant parce que buy dugg sa yaram rek yaram bi automatiquement ak oxygène bi da koy oxyder mu doon loo xam ne ay sel de bicarbonate de sodium yooyu la yaram bi soxla pour mun a fonctionner moo tax nga gis ni limon lu am solo la parce que moom mooy ñëw xeex contre acide boo xam ne moom moo nekk suñu yaram donc pour dellu saa tënk rep tontu si li ma laaj. saleté yooyu wala déchets yooyu. c'est lu ñuy lekk lañ jógee. ñaareel bi mooy liggéey boo xam ne moom la yaram bi di liggéey parce que cellule bi yaram bi usine la day fonctionner day liggéey. ñëpp xam nañ ni yaram day liggéey. waaw donc luy liggéey pour defar énergie pour ñu mën a fonctionner en même temps day am ay déchets yu si jógee. loolu moom du ñàkk moom. léegi usine bu nekk day am saleté yu mu génne. waaw. mooy nga gis saxaar bi si usine bi wala déchets yi nga dem xool. waaw yaram bi tam même chose la. buy liggéey da am ay déchets yu mu produit mais déchets yooyu naturellement su lépp jaaree yoon moom moo koy éliminer boppam soit si saw bi wala am na système non yaram bi mooy éliminer yëpp. léegi su demee ba perte capacité d'élimination parce que li nga ko teg dafa bëre déchets yi dëggal ñam yi ngay indi tam dafa bëre ba saleté yi commencé ba ëpp dooleem ëpp capacité bu mu koy éliminer si lay commencé di dajaloo si biiram. mais yaram ni ko yàlla defaree tënkee moom mooy régler lépp même acidité bi sax am na système tampon naturellement yoo xam ne moom la yaram bi di utiliser pour xeex contre acidité boobu léegi su demee nag ba ëpp nag fa la dysfonctionnement yi di commencer di ñëw beneen tam boo xam ne source de déchet la mooy suñu xalaat type de xalaat yi ngay am yooyu yëpp day joué moo tax nga gis ni. boo demee peut-être nañ ko keroog. exactement boo demee peut-être mën nga ci waxaat facteur cancer yi dinaa la wax exactement lu tax xalaat yi tam am rôle bu important si survenue cancer. parce que type xalaat yooyu bu dee xalaat yi ngay xalaat yu bon la xalaat yoo xam ne da ngay jaaxle da ngay tiit da ngay stressé da ngay jaxasoo yooyu yëpp ay acide lay yokk si sa biir yaram te acidité yooyu tam. mooy ñëw comme ni ma la ko waxee dem perturber fonctionnement cellule bi bu cellule bi commencé chaque jour mu nekk di baigner di nekk si ndox boo xam ne acide bi dafay bëre acide boobu ñoo dugg si biiram loolu mooy commencé di perturber fonctionnement cellule bi parce que pH boobu mooy commencé di modifier wu muy déséquilibré bu yàggee cellule bi perte complètement fonction yi perte complètement sa capacité de se reproduire correctement fa la cancer yi ak feebar yi di jógee. kon comme ni ñu ko waxee woon keroog ñu ngi doon wax ni am yaram. du lekk bi kese. waaw am na beneen facteur boo xam ne nañ ci bàyyi xel mooy lan moom mooy. état d'esprit ak xalaat yi waaw. donc état d'esprit boobu tey laal nga ko. mooy dina mun na si jaaree nit mun na si jaaree dem ba mu am cancer. mais moo si gën a bëri moo tax toujours may wax bu ñuy traité problème stress moom lay wax toujours nit ñi nañ ci bay xel bu baax a baax a baax tey boo jëlee Moussa juróomi cancer xëy na ñetti stress bi moo koy indi. lu waral loolu mooy nit ki bu stressé nga nekk di jaxasoo di tiit di nekk si loo xam ne di sas sa yaram loo xam ne attanu ko parce que boo stressé rek yaram bi day jéem a adapté wu si condition bi nga nekk situation bi nga nekk day jéem a adapté wu léegi ni muy adapté wu noonu moom day togg tam yeneen façon ndox yu muy créé wu yenn hormones yu muy produire. mooy cortisol bi ma la doon wax keroog léegi bu produire cortisol boobu de façon permanente cortisol bi day ne yaram bi fu mu nekk di dafa
dafa soxla énergie léegi énergie bi day soxla donc suukar bu bëri pour togg énergie boobu léegi moom day wax insuline bi ok arrêté li ngay liggéey arrêté di lakk suukar si man damaa soxla énergie damaa soxla suukar pour defar énergie parce que ñun fu nekk nii combat lañ nekk situation de combat la. waaw combat bi dañu soxla énergie bu bëri. compétition lañ nekk il faut ñu am le maximum d'énergie possible. donc ressources yooyu lay dem tibb léegi da xam ne ni pour am ressource suukar bu bëri day ne insuline bi arrêté di liggéey. et pendant ce temps suukar baa ngi foofu di dajaloo exactement di dajaloo léegi bu ko nee arrêté di liggéey moom mooy résistance à l'insuline bi ngay dëgg ni suukar bi commencé di dajaloo si yaram léegi buy dajaloo nit ki di yokku di am poids mais suukar boobu malheureusement comme nit ki daf ci dëkk moom mooy ñëw nag commencé di dundal cellules yooyu nag di leen dundal moo tax ñee toujours relation obésité cancer induction résistance à l'insuline moo koy gën a favoriser. loolu nga wax noonu xam naa après bu beneen yoonee bu ñuy wax obésité ak diabète parce que dinañ ci ñëw. tout à fait dinañ ci gën a xóotal. Inch'Allah. mais pour le moment dama bëggoon parce que keroog am na ku ma ko benn femme bu ma laaj loolu mu ne ma da ngeen di wax stress parce que le sénégalais le mot stress. xamul dañ koo yombal. dëgg la ma bëggoon ñu laal ci benn par benn. comme par exemple keroog xawoon naa si joxe yenn exemple ay iñaan ay soxor. ay mais am na benn bu ma limal. mu laaj ma est-ce que boobu bokk na si mooy fiir mooy jalousie. yooyu yëpp si la bokk. moo tax ma bëgg nga lim leen benn par benn bu ko defee gars yi dégg. non xam nga stress facteurs yi dafa bëri. waaw moo tax toujours bu ñuy tàggat nit ñi wala bu ñu bëgg a gérer stress bi il faut nit ki mun a identifier lu ñuy wax facteur stressant. nit ki rek déjà nga nekk situation de nouveauté c'est-à-dire lu bees yow rek facteur de stress la. ok moo tax nga gis nit ki sax bu demee marié bu sëyee rek facteur de stress la. période boobu yëpp day stressé. période boobu parce que lu bees la. waaw lu bees la ci moom. nga am liggéey bu bees facteur de stress la. nga am patron bu bees facteur de stress la. nga am sa xarit bu bees facteur de stress la donc lépp lu bees yow rek facteur de stress la. li nga xamul. loo xam ne xamoo ko facteur de stress la. mooy nouveauté waay. lépp loo xam ne yow yaakaaroon nga ni amoon nga si contrôle. mu rëcc la facteur de stress la. waaw mooy toujours perte de contrôle rek. facteur de stress la loolu nag souvent fu muy feeñee mooy soit entre jëkkër ak jabar nga yaakaar ni contrôler nga sa jabar wala jabar yaakaar ni contrôler nga jëkkër bés bu mu demee ba sentir ni peut-être maîtriser am na lu mu maîtriser rek facteur de stress la. muy commencer di stressé. wala sa doom nga yaakaar ni contrôler nga sa doom nga jékki-jékki commence di seetlu si sa doom loo xam ne da lay rëcc rek facteur de stress la. waaw mais docteur loolu dina jafe dëkku de. beneen bi ci tegu tam mooy ego nit. koo xam ne yëg boppam mooy ego ku yëg boppam mu yëg boppam di yaakaar ni moom exactement waaw comme ni ñu koy wax exactement ci yax bu rëy laa jógee may la merci tuuti loolu en fait pas tuutil boppam mais non di tuutil nit ñi di bëgg a écraser nit ñi waaw di écraser bu mu demee ba sentir ni égoom ñi ñaa ngi koy perte rek facteur de stress la moo tax nga gis ñun bu ñuy définir stress moom dinañ koy définir ciné c'est-à-dire CINE. C bi mooy. C mooy en fait. ciné c'est en fait terme waaw c'est pour incertitude en fait. ah c'est ok incertitude moom la incertitude. ok N bi mooy nouveauté lu bees. ok comprendre. ok léegi E bi suuf mooy ego bi. moo tax loolu suñu en fait dañ koy indi noonu pour nit ñi mën a fàttali ko facilement lan mooy doon facteur de stress. mais stress moom mooy lépp loo xam ne yow teg na la situation boo xam ne da nga jaxasoo xamatoo perte nga contrôle yaa ngi xalaat par exemple tey exemple bu gën a simple luy tax ñi gën a stressé ñàkkum xaalis. ñàkkum xaalis day métti école mi ngi waaj a ubbi école baa ngi ubbi nii ñi ñaa ngi commencé di xalaat nu mooy def pour de faire face ak charge xale yi inscription scolarité mensualité yooyu yëpp ay facteurs de stress la parce que yow xam nga ni charge la yoo xam ne xëy na dépassé na ce type de revenu. léegi yooyu docteur yaakaar nga ni yéen si seen kuréel boobu ngeen tuddee académie de la vie en action. yaakaar nga ni am ngeen ay jumtukaay yu leen di permettre. ngeen gunge nit ki. ba yooyu noonu nga wax ni. du ko gaañ mu mun ko gérer. parce que yooyu moom du ñàkk. moom laa koy gérer la loolu mooy suñu liggéey. mooy la apprendre à gérer le stress. apprendre à gérer les émotions désagréables. apprendre à gérer tout ce qui est émotion. parce que nit ku nekk li nga war a jàpp mooy
adduna bi moom tant que ñi ngi fii jafe-jafe si la ñuy dund. waaw si la ñuy dëkk. te du mus a nekk comme yow ni mu sa nekk comme ni nga ko bëggee moom laay wax toujours. adduna bi moom ni muy mel lay mel. ñun ñooy changer pour adapter wu. mais moom du mës a mel comme ni ñu bëggee ni ñu bëgg mu mel. la preuve chaque jour soleil naaj bi penku lay jógee. exactement soo jant. côté bi lay jant bi côté bi lay soo. donc du mës a changer. la vie sera ce qu'elle sera. doomu aadama nag mooy liggéey si moom si boppam pour mun a adapté wu devant n'importe quelle situation bu dee jafe-jafe xaalis la nga mun a adapté wu nga xam ni lii moo fi nekk nga xam li nga mën a def ak li nga mënul def su dee jafe-jafe relation la nga xam tam noo koy gérer mais li ci am solo te nit ñi war ko jàpp pour dellu soit sujet bi mooy soo ko géré wul mu ngi lay détruire si biir mu ngi lay rey à petit feu mu ngi lay yàq mu ngi lay yàq di la yóbbu si feebar bi ndànk ba nga dem ba toll fu ma la wax ni comme contrôle bi ñàkk nga ko rek feebar bi ñëw songul moo tax stress lu jar a bàyyi xel la nit ñi xool ni ñuy moytuwoo léegi nag bu dee stress boo xam ne yaa ko tegal sa bopp si loo xam ne amul benn maana amul benn njëriñ jël àdduna tekk sa kaw yenn àdduna yaakaar ni yow li lu génn lu bees war nga ko am li Moussa am war naa ko am li Moussa lekk war naa ko lekk te xamoo Moussa fu mu jaar da nga jékki-jékki rek gis Moussa nii xamoo fu mu jaar su la nee daanu na 1000 fois doo ko gëm gis nga Moussa nii rek taxaw na solu na jol na oto yaakaar ni ok daf ko luxus déedéet dafa am fu mu jaar il faut lii mu am mais yow jaaroo fa nga bëgg am li mu am nga bëgg a jël loolu yëpp teg ko sa bopp wala sama xarit am na jëkkër bu xam ne peut-être mu ngi koy sutural nga ne man tam il faut sama jëkkër mu mel noonu te amu ko mooy problème bi mooy jafe-jafe yi ñuy am comme ni ko gars yi di waxee tabaski day jot yow xam nga ni sa borom kër amul. nga ne ko il faut mu indi la mu andi laadu bu mu andi nga ne ko bii rey mu dee du fi dugg. parce que wala sa voisin doomam yi ñu ngi tel école yow amoo moyen nga ne. sa doom foog mu dem école boobu. yaay gaañ sa bopp moo tax ku nekk war a dellu soit sa bopp dellu soit toog xoolaat sa bopp xool li nga mën ak li nga mënul tant que yaa ngi si li nga mën. stress bi day wàññeeku soo dugalee sa bopp nag si loo xam ne mënoo ko si la stress bi di yokku te bu yokkoo rek moom laa wax poson la rek chaque jour yaa ngi jël sa kaasu poson di naan ba cancer bi yegg si wala beneen feebar yegg si nga ne fan laa jaar ñàkk chance la moom lay wax toujours nit ñi wala nga leen ndogalu yàlla la déedéet nañu bàyyi loolu jàpp ni bépp feebar boo xam ne boobu moom xam naa chaque jour dinañ ko wax nit ñi nii te dinaa ko répété waaw parce que ñun yàlla mooy def li muy def de mais ñun doomu aadama nañu xam ni ñun suñu bopp ñoo yóbbu suñu bopp si yoo xam ne yu bëri yu ñuy dal léegi responsabilité boobu laay bëgg ku nekk mesuré ko parce que tant que nit ki mu xamul ni il est moom moo responsable si li ko dal mais su boobaa du am benn jéego bu muy teg parce que day ne non waaw daf ma dikkee nii rek waaw mbiru yàlla la nga toog rek xaar déedéet sabablu si la moytu si la boo comme ni nga wax cancer tey bu dee yow cigarette ngay tux jàppal ni cigarette day yombal cancer du poumon su dee da ngay naan sangara jàppal ni sangara bi day indi cancer foie su dee da ngay lekk ñam yu bëri sukkar jàppal ni poids bi ngay indi nii da lay yóbbu si cancer su la dalee nag bul ne yàlla la yow yaa ko sabab. waaw loolu moom donc ñun loolu lañ si jublu suñu waxtaan c'est pour ku nekk xoolaat bu baax sa bopp xool yan jéego ngay teg bés bu nekk est-ce que jéego yi ngay teg mooy ay jéego la li lay yóbbu si wér wala ay jéego la yu lay yóbbu si feebar xëy na xamoo ko mais waxtaan bi njëriñam loolu la pour yee la xam ne ok bu dee tey yow yaa ngi nekk situation surpoids bu dee tey yaa ngi nekk situation d'obésité jàppal ni yaa ngi préparer terrain boo xam ne moom la mooy yombalal cancer développé sa biir yaram parce que tey relation la boo xam ne ñëpp ñuy liggéey si wàllum cancer bëgg na ñëpp xam ko ñëpp ñuy liggéey si wàllum cancer bëgg na ñëpp xam ni lekk buy day jouer un rôle important si li tax cancer di ñëw parce que li ñu ko war a jàppee cancer kenn mënuloo wax exactement lii moo koy joxe munoo ne boo lekkee lii rek égal cancer pas lekk sax mais lii exactement mooy joxe cancer mooy joxe cancer moo tax ñëw ay facteurs de risque c'est-à-dire luy yokku risque bi nit ki am feebar boobu léegi si facteur de risque yi am na yoo xam ne yow si yow lay dépendre mooy lekk bi mooy état d'esprit bi mooy bu dee da ngay tuux nga bàyyi cigarette mooy nga xam ni lu bon mooy naan bi bu dee da ngay naan nga xam ni lii ba baaxul si man yooyu nit ki moo koy gérer ba bopp mais munoo dëkk si lu bon loolu ba pare yaakaar ni sa wér gu yaram dina ci taxaw te ñëpp xam nañu Moussa
ñëpp xam nañu su dee mosoo gis ko am cancer su dee mosoo am mbokk bu am cancer mais xam nga li nekk ci cancer feebar bu diis la feebar bu metti la. voilà docteur loolu foofu bëgg naa tamit nga ñëw fa pourquoi mu doon feebar boo xam ne boo ko tuddee rek am na ñoo xam ne boo leen ko waxee rek seen àdduna tukki. même médecins yi seen bopp sax ñemewuñu ko. parce que lien bi relation bi ñu def entre cancer mooy association bu ñu def moom après peut-être bu ñu demee stage si loolu laay liggéey association bu ñu def ak maladie bi c'est la mort. automatiquement bu nit ki amee cancer li ngay njëkk xalaat mooy. presque parrainage lu waral loolu mooy déjà stade yu ñu leen di gisee day fekk presque amatul benn possibilité schéma yu ñu leen di proposer thérapie ñu proposer tam amul autant de possibilités de guérison donc ay chance de rémission yi bëriw fa donc moo tax ku am cancer li ci gën a yomb dañuy constater nit ki day faatu moo tax ñëpp ragal feebar boobu moo tax ma toujours comme ñëpp ragal nañ feebar boobu kenn bëggul feebar bi dugg sa yaram li la war mooy nga moytu ko li la war mooy nga wàññi possibilité probabilité bi wala chance bi feebar bi nekk sa yaram te comme xam nga ni am na ci yoo xam ne si yow la dépendre te am nga ci possibilité agir mooy li ngay lekk li ngay dugal sa yaram li ngay naan ak ban type de xalaat comme wax nañ la ni stress bi day indi cancer mais defal tout pour nga bañ a stressé comme wax nañ la suukar bi day yombalal cancer parce que da ngay am poids mais defal tout pour nga wàññi sa poids loolu mooy tey suñu combat pour ñëpp xam ni comme ne xam nañ ni léegi leer na nañ que poids obésité surpoids day joxe day yomb day am na relation cancer mais boo buggee tey yow moytu cancer boobu li la war mooy xeex contre surpoids bi xeex contre obésité bi waaw bañ a am yaram bu dee mi ngi fii xeexal defal tout pour nga mu jógee fii na fi jógee duggal sa defaral sa bopp programme boo xam ne da ngay changer sa alimentation changer sa mode de lekk changer sa activité bu doon da nga daan toog benn place nga jóg dem commencer sport boole ko ak alimentation bu normal su doon xalaat yow yi nga doon nekk da ngay nekk di jaxasoo di xalaat di tiit yooyu yëpp nga commencé ne ok c'est fini loolu nga mën a def mais du toog di xaar pour ñu ne la ok am na dépistage nga ñëw neex ok bàyyi ma dem def mammographie wala bàyyi ma dem defi frottis pour xool ndax cancer baa ngi fi loolu mooy outil feebar damay dem xool ndax feebar baa ngi ci sama yaram. mois prochain la de. octobre bi di nga dëgg. waaw di nga dëgg octobre rose gars yi ne waaw octobre rose dañ dem defi mammographie dañ dem defi dépistage pour man loolu mooy dem seet ndax feebar baa ngi fa wuti nañ dem outil feebar bi si nit ñi. waaw docteur yow lan mooy sa xalaat si non pour man baax na mais li gën mooy nu ñuy def ba nit ñi bañ a feebar. ni ñuy def lu gën mooy won nit ñi ban façon mode de vie ban façon alimentation ban façon état d'esprit la ñu war a am pour éviter facteurs yooyu ñu développer ñu dajaloo pour cancer bi parce que mammographie day xool ndax feebar waa ngi fi bu fi nekkul dañ lay bàyyi noonu nga dem mais nga continuer ce même mode de vie bi nga continuer ce même alimentation bi mais lan lay changer su booba yow changé wu dara parce que da nga ñëw rek def rajo ñu xool rajo bi ndax feebar baa ngi fi mais après nga continuer di lekk li ngay lekk après nga continuer ak sa yaram après nga continuer ak sa obésité ban impact lay am parce que impact bi fan lay amee njëriñ mooy bu ñu la dépister ba pare ñu toogloo taaj lañ ne la ok toogal yàlla def na tey amul dara lu ñu seetlu tey sa yaram mais jàppal ni bu dee obésité la kooku nekk poids bi nga yor nii bu dul tey bu dul suba dans 1 an 2 ans 3 ans xëy na bu ñu seetaatee defee mammographie dañ fekk feebar ko commencé xam ni. mu commencé bàyyi xelam si loolu. si lu muy lekk si lu muy doxale su dee surpoids la ne nga taaj ko ne ko ok sa surpoids bi du lu baax. jóg si dee maintenant li ñu def ni baax na dépisté nañ la yàlla may def na ni dara ne ko fi mais jàppal ni munoo continuer di dund li ngay dundee nii munoo continuer di lekk li ngay lekk nii munoo continuer di dajale ay saleté say biir yaram foofu la impact bi di ñëw foofu la peut-être la ñu mun a agir de façon très positive sur le cas de le nombre de cancers donc dépistage pour man baax na mais mun nañ def lu ëpp lu gën loolu mooy lan tàggat nit ñi yee leen won leen de telle sorte que képp ku ñëw def dépistage nga xool déjà profil nga informer ko mais munoo jël benn femme bu en surpoids en obésité nga defal ko dépistage wala frottis wala leneen ba pare nga jox ko résultat yi de ko demal y a rien parce que au niveau du col amul benn lésion précancéreuse nga ne ko kii amul dara demal. mën nga continuer di lekk ni nga doon lekkee. mën nga doo ci wax sax. doo ci wax sax parce que problème bi mooy ba léegi am na ñoo xam ne même dans le corps médical xamuñu ni y a un lien direct entre obésité et cancer. ñu bëree xamuñu ni y a une relation directe entre l'alimentation et le cancer. moo tax maa ngi ciy saluer bu baax a baax ku mel ni docteur Kassé ak ñeneen ñu commencé di ci waxtaan. dans leur communication tu sens nettement dañuy wax leen nañu jàpp ni alimentation bi facteur de risque bu am solo la ñëpp bay ci seen xel.
te ñun boo xoolee depuis presque une dizaine d'années si loolu la ñuy léegi yéen ñi si lépp loo xam ne moom la alimentation mun na indi comme gàllankoor si wér gu yaram doon nit ki ñu bàyyi di topp neexaay bi parce que loolu yëpp neexaay bi moo ñu ci yóbbu yooyu yëpp taar bu ñu yaakaar moom la obésité di ñu indil moo ñu fa yóbbee loolu yëpp ñàkk xam moo ñu fa yóbbee moo tax waxtaan bi am solo moo tax nga gis ni bu ñu waxee si lépp luy obésité ak surpoids ñu jël nag détail par détail relation bu obésité am ak feebar bu nag ñu xool ni ñu koy faram-fàccee ñëpp mu lees seen bopp waaw waaw donc tey ñëpp war nañ jàpp ni su dee am naa surpoids su dee am na maa ngi en situation d'obésité mooy lan dama am yaram bu ëpp naa jàpp ni man sama bopp maa ngi liggéey pour yombalal cancer bi dugg sama biir yaram si naka parce que maa ngi dajale ay saleté te du boobu rek non bu ñu demaatee ci yeneen tey bii la nañ su beneen yoon beneen yëpp dinañ ko développer mais bu waaw. tey bii cancer bi lañ bëgg a wax te comme ñëpp ragal nañu feebar bi Moussa bu cancer duggee si njaboot am na benn waaye mu ne ma ça appauvrit d'abord la famille ba pare mu doo ko yóbbu nit ki su duggee si njaboot li ngeen fa desee as tuut lépp lay yóbbu parce que chimio bi rek déjà bu dee yow sax yàlla deful joxul la possibilité am moyen rek même pour jënd sa médicament pour def chimio problème bu duggee nag sa njaboot bés bu nekk yaa ngi dépensé keroog yaa ngi ma doon wax ni am na benn médicament boo xam ne 1 million lay jar non loolu moom du ñëpp boobu moom si ñi nga xam ne exceptionnellement ñoo voilà xam ne presque ñoo xam ne nag yàlla may na leen peut-être ñoom xaalis ñoom ñooy yaakaar sax ñooy yaakaar am produit yooyu de façon basique ñoo xam ne loolu protocole yi ñi di utiliser yooyu sax mënoo ko xalaat waaw mënoo ko xalaat koo xam ne njogu ticket bi pour problème la donc chimiothérapie classique lañ leen di jox standard yoo xam ne yooyu ay 60 000 50 000 lay jar yoo xam ne ñëpp mën nañ góorgóorlu jéem a góorgóorlu soit ñi mais day jeexal famille mais day jeexal famille 60 000 boo xam ne du benn yoon nga koy def du ñaari yoon moo tax nga dans la semaine ñaata yoon ngay def chimio boo amee jiw bu dee si àll bi wala ay jur yëpp nga koy jaay terrain jaay lépp pour mun a faj sa mbokk boobu wala faj sa bopp ba pare résultat bi boo xam lay ne toog même bu nit ki demee hôpital ba dellu si semaine jour yi muy toog kër ga sax si méttit lay nekk di gën a métti waat di gën a métti parce que dafa dem defi chimio nga koy gis nii déjà yow nga koy gis nu muy commencé di transformé wu sa yaram di daw nit ki boom si boppam tax nekk si état boo xam ne karaw yi daanu lépp mu jeex dafa weex tàll dafay métti feebar bu métti la métti ba tax na nit ku nekk war nga ci bay sa xel suñ la nee lii mën nga ko def pour wàññi risque bi foog naa ni wax ci farankulaay na foofu yaram nañ ci jóg du lu baax du lu gën feebar kese te comme cancer bi ñëpp ragal nañ ko jóg leen si alors mbokk yi jërë ngeen jëf je pense que waxtaan bi neex na trop macha allah docteur mais dafa fekk ni lu ñu cëraloon ci waxtu presque jeex na je pense que dam lay jox kàddu gi nga am ñoo nuyoo comme ça ñu mën a tëj waaw nuyoo bi toujours dama koy dooree ak suñu techniciens yi ak ñëpp ñoo xam ne ñooy tax tey lépp lu ñu wax mu mën a feeñ ñëpp di ko dëgg si qualité bu normal di commencer di féliciter El Hadj Amadou comme ni ma koy waxee ku am jàmbarte El Hadj Amadou lii waaw franchement tey moom bu ñu nee académie bi liggéey bi lépp luy audio si moom lay jaar li ngeen di gis nii si moom lay jaar xale bu sawar la xale bu am taxawaay la yal na ko yàlla may kattan mu gën a mën a wone lépp loo xam ne mooy liggéey ñun wax rek la ñu am mais pour wax ji yegg si yéen dafa am ñi si nekk ñu nekk ci ginnaaw ñu ci gën a am solo waaw si doon man rek su ma fi toogoon wala yow ñun ñaar rek ñu toog fii dinañ fi waxtaan ba suba fii lay yem du génn fii lay yem mais xoolal wax ji ñu waxtaan ne fii tey day gën Sénégal dem ba États-Unis dem ba Europe dem ba Afrique Australie fu nekk parce que fu nekk am na ñoo xam ne ñi ngi fa di ñu suivre am na ñoo xam ne ñu ngi ñoo leen di tàggat dañuy recevoir aussi lépp loo xam ne moom la ñu def comme production si moo tax maa ngi koy gërëm di gërëmaale lépp équipe académie bi yëpp parce que ñëpp ku nekk fi nga nekk sa taxawaay am na li nga ciy def pour académie bi continuer di jëm kanam maa ngi lay gërëm di la sant di la jaajëfal di gërëm téléspectateurs yi ak ñëpp ñoo xam ne tam mooy suñu maman yi mooy suñu papa yi ñoo xam ne fu ñu woote séminaire ñu ngi fa taxaw fu ñu woote activité ñi ngi fa taxaw parce que ñoom dem nañ ba gis tey njëriñ bi leen académie bi indil si wàllum tàggat si wàllum information ba ñu gis seen bopp seen wér-gu-yaram yokku ci seen bien-être yokku ci seen physique yokku ci ñoom seen bopp ñoo gën a téye académie bi moo tax su ma leen gisee rek dama leen di gërëm di leen kontaan comme sama maman de 12 ans waaw mère Savané maman Fatou papa Landing ñoom ñëpp
su ma si limee du ma ci génnee maman Seyni maman Koumba Thiam ñoom ñu ñëpp ay mère la suñu yaay la yoo xam ne ñoo fi taxaw ñoo téye académie bi parce que ñoom ñoo ci gën a gis seen bopp ñun dañuy indi rek jox leen ñoom ñooy wax ñoom ñoo si te ñi ngi joué nag rôle bu am solo parce que ñi ngi yee population bi moom lay wax toujours académie bi rek mënul def lépp mais ku nekk boo ñëwee ba bokk ci ba nekk di recevoir yow tam yaay continuer di communiquer di sensibiliser di informer ba ñëpp xam donc tey sujet bi mooy nañ waxtaan ak ñëpp ñu xam ni poids cancer day yomb développer aussi koo xam ne dafa am poids donc relation boobu laa bëgg ñëpp xam ni foo am poids rek probabilité wala risque bi pour nga def cancer day yokk su dee nag ragal nga cancer wala bëgg nga def prévention cancer defal de telle sorte que relation boobu deñ mooy lan jouer ci sa poids te comme ni ngeen di gisee toujours moom la ñuy refléter moom la ñu wonee boo gisee toujours ñi nekk nii pour won leen ni fii amul poids fii amul graisse fii lenn rek moo fi nekk mooy li ñu am muscle sec de la masse sèche parce que graisse bi moom la ñu jël teg ko fële toppatoo suñu yaram ba lépp luy saleté bañ fi taxawàllu comme ça lépp mën a doon dans les meilleures conditions pour que parce que ni ma ko waxee coaching c'est pas de la théorie le coaching c'est de la réalité li may wax moom dafa war a feeñ si man li ngay wax dafa war a feeñ si yow li académie bi di prôner dafa war a feeñ si ñun moo tax ñun ñooy d'abord le premier exemple le premier modèle de mode de vie moo tax may wax toujours ñun mode de vie la ñu am nekkuñu dans des régimes façon de vivre sur le plan alimentaire sur le plan sportif sur le plan de l'état d'esprit yooyu yëpp ensemble la boo xam ne moom la ñuy tàggat pour mun a garantir un bien-être de qualité. jërëjëf docteur Tamba merci beaucoup am nga jaaraama comme ni ñu koy waxee ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci waxtaan bi di jaajëfal tamit suñu mbokku téléspectateurs yu Ava TV nga xam ne du kenn du ñoom parce que tey bu ñu amee tey benn aura wala benn nit ñi di ñu déglu grâce à vous alors ma fàttali leen ni émission bi mun ngeen ko suivre ci suñu plateforme digitale yépp maanaam ci YouTube ci Facebook ci Instagram mais aussi ci seen télé bi muy Ava TV nga xam ne day fonctionner 24 heures sur 24 alors man maa ngi gërëm ko am na tamit benn daam boo xam ne keroog dama ko bett mu naan man bu nit bu ma nee yaa ngi jeex rek damay mer mu ngi tudd Kiné Thiam maa ngi ko doon wax ni ma ne ko boo xamoon lan moo nekk ci yaram nit bu la nee yaa ngi jeex waroo mer yaram ay problème kese la ay coono kese la tey fu mu nekk ni docteur Fara fàcce nga lépp leer na boo ci yàlla àndee seet si leen académie de la vie en action ñoom am nañu ay jumtukaay yoo xam ne buñ la tegee ci yoon expliquer la li nga war a lekk li nga war a naan parce que lekk am na dafa am yoon naan dafa am yoon xalaat bi ngay xalaatoo yooyu yëpp dafa am yoon parce que boo toogee si sa coin nga ne da déglu naa docteur Tamba rek xaaral ma dem def noonu day metti parce que il faut que mu am kenn koo xam ne moom mooy nekk sa ginnaaw li ñuy woowee un coach mu lay topp di la suivre di la taataan di xool parce que pour éviter yenn carences yi garab yi ngeen di naan noonu par ci par là musul dox toujours bu doxee fii am na lu mu yàq fële kon mbokk yi xam naa li ñu cëraloon ci waxtu yi jeex na di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci yeneen fan yi di ñëw ak beneen numéro jërë ngeen jëf incha allah.